na lu ma koy def. bu ma demee réew mi ak fépp fu ma toog damay xool sama kaaraange. parce que waxuma rek ci wàllum état Sénégal mais ñi ma ko seqal ñoo bëri. foofu laa waxee. léegi lu tax loolu nga wax ko parce que loolu itam boo ko waxee ci faram-fàcce il faut ñu faram-fàcce ko c'est important. wax naa la pour lu tax ma wax ko. non wax ma xam. parce que moom laay dund dama ni. waaw. ca ba ma nekkee ministre déjà. da nga tooñ moo tax wala. ban tooñ. non bu fekkee yaa ngi am looy ragal lu tax. ragaluma dafa am yu may moytu. waaw mais loolu ku ragal du def lu ma def li toog ak président de la république xam nga gars yi dinañ ne nee na woy nee nañ ko woy jóge feeg yooyu yëpp amu ci. yooyu yëpp amu ci yow li nga wax moo am. non loolu da nga ne loolu yëpp amul. donc da nga bëgg wax ni li nga wax moo am. non amut. est-ce que mën nga am monopole bi. non ci dëgg gi. xam nga da ngay enregistrer li ma wax ba am beneen kii dama ne loolu lépp amut. ok président de la république fu mu toogoon. ak man ak kii fu ñu toog loolu lépp amu ci. tooñu ma kenn la ma def regretté wu ma ko bu doon à refaire je le referai donc awma benn problème ci fànn boobu. ok dama ciy sant yàlla. xam nga Macky Sall ba mu jëlee nguur gi. dina naa ko ci téere bi ba ñu mujjee gisee bala ñuy dem élection campagne électorale 2012 ak ba mu jëlee nguur bi ma fekk ko Radisson dama ni Abdoulaye Wade mu noon na génnin bu rafet bàyyi fi woy bu dul fay ba mukk gis nga keroog Jerry John Rawlings gis nga Mandela te loolu pour yow lu yomb la assises nationales yeeg yëpp jaar na fi nañ teg lépp ci yoon doxal nga dérouler sa 2 mandats dem loolu laa lay ñaanal ñun engagement yooyu la ñu amoon ak moom bu ñu gisee ni safaan bi mu ngi am te duma rek maa ko wax aussi ana ñu newoon APR ñun mel ni Moustapha ak ñeneen ñi bon donc bu ñu gisee safaan bi am mais sañ nañu jël position ci loo xam ne ëllëg bu ñuy àtte du ma fi naan non président moo ne woon naa signé wala dama ni non nangam sàngam comprendre nga li ma def ku ragal du ko def. d'accord mais léegi pourquoi ngay tiit c'est pourquoi ngay tiit. tiituma da nga bul jël kàddu googu encore di ko tiituma damay moytu. ok da nga am affaire ak ay bandi. dama ne damay. ndax da nga am affaire ak ay wëyu. dama jël sama matuwaay di moytu. waaw mais loolu laay mais aussi même ba ma nekkee ministre. waaw wax naa ko d'ailleurs ci kii boobu ba ma nekkee ministre am na yu xewoon yoo xam ne alerté woon nañ ma. mais loolu di ci wàllum mënuma ko dëkkal ci nguur gi mënuma ko dëkkal ci kii dama am affaire ay société internationale ay kii ay dama am affaire ñu bëri daal te xeex bi ba tey jeexagul te man je suis un témoin clé. ok te jeexagul. ok yal nañu yàlla may gudd fan ak wér. ba affaire yi. mais est-ce que lii wax nga ko ci yoon. que ni am nga ay menaces wala dara wala looy ragal wala nangam. waxuma ni dama am menace. ok. wax ma ne dama am menace dama ne man maay jël ay matuwaay pour on ne sait jamais. parce que ku seq ak ay état seq ak ay multinational di wax di bind da ngay def attention même lu may naan damay ciy def attention. te ne nga li nga wax yëpp daanaka fu leer nga ko teg terewul yaa ngi am loo ci am loo ci ragal dara fekk la ci. mais xoola Pape Ngagne. Macky Sall ba mu nekkee opposition dafa doon am sécurité fu mu nekk nii am na sécurité lu tax parce que ku nekk ak sa dayo ak fi nga toll ak kii noonu ngay amee ay problème mun na am ay problème man damay jël samay précaution. ok d'accord jeex na tàkk. CRD fan la toll. CRD Thierno Alassane Sall Abdoul Mbaye ñoom Mamadou Lamine Diallo fan la toll CRD. ñu ngi liggéey. ok mbas mi nag xaw nañu tënk lu yàgg tënk ñu bëri ci lu yàgg. mais ñun ñu ngi liggéey keroog yaa moins d'1 mois. dem naa fi Amady Unaare manifestation yi fi amoon ak Ndendori. maa ngi ci profité di leen nuyoo. di leen yóbbante nuyoo. dem fu ma activités yi laaj jas maa ngi foon keroog tamit continuer. mais da nga koy defal solo. ñu ngi liggéey ñun Abdoul Mbaye gis ngeen ko barki démb ci plage bi mais ñu ngi liggéey démb rek la ñu mujj. ñu ngi def restructuré wu pour gën a mën a wàccaat ci terrain bi. ci profité nag di nuyu suñu responsable département yi départementaux yi di leen ñaan nañu gën a baral liggéey bi. d'accord mais liggéey bi est-ce que warul ànd ak ay action
par exemple en tant que opposant da nga yaakaar ne rek par exemple da nga war a bind sa livre Abdoul Mbaye dafa war a def ay communiqué am Thierno Alassane Sall les mardis la chronique yi muy def est-ce que yaakaar nga loolu mooy opposition bi nga xam ni war na mën a bouger dara. Pape yow da nga ñu suivre. ok. da nga ñu suivre nee naa la léegi. boo xoolee y a moins de 10 jours j'étais à Diass après naa la envoyé image yi nga kii ci problème mu ñàkkum ndox manifester toute une journée avec les populations de la commune de l'axe sud commune Kër Moussa. Il y a moins d'1 mois. J'étais dans le département de Kanel. ci visiter fa ay villages particulièrement nag dem apporter mon soutien apporter sama jàppale ci wàllum teew ak lépp. ci ñi nga xam ne ñu ngi manifester ci wàllum phosphate bi di ci profiter aussi. di leen nuyuwaale di nuyu sénégalais yi nga xam ne ñu ngi jokkoo un peu partout dans le monde. barki démb aussi di profito man mënu ma woon dem mais suñu waa dëkk ñun fu ñu cosaanoo ci wàllum Fuuta. muy axe bi nga xam ne diggante dëkk bu ñuy wax jaataar boo ñëwee ba jub Podor. à droite fu ñuy tali buy dem bi jaataar ba xalwaar. dafa dagg ay dagg yu méttee métti barki démb def nañ fa manifestation bu am solo. d'accord. ñu ngi leen di nuyu te état Macky Sall war na fa dem vers le 13 nee nañu mais ñoom gars yi def nañu lu ne pour manifestation boobu mu am na ñu ngi ci terrain bi ñun. d'accord c'est important ngeen nekk ci terrain bi wax nga ko léegi que 12 ans. am na tournée yi ñuy dëgmal mais ba bas mi ñëwee nag honnêtement. dañu taxaw pour respecter li gars yi wax. d'accord voilà mais comme gars yi ñu ngi bouger tam. di ngeen mais arrêté ministre de l'intérieur comme am na Dakar ñu ne bu ñu def manifestation gis APR dem mu def manifestation ñu nit dinañu wàccaat alors que ñoom nee nañu affaire baa ngi commencé te bu nga fàttali ko arrêté boobu nga xam ne Aly Ngouille Ndiaye moo ko génne woon yeesalaat na ko. mais teewul yaa vigueur ba tey d'accord wax nga ma léegi que fête nañu démb ñoom APR seen anniversaire 12 ans yi nga xam ni parti bi am na ko tey boo doon jàngat parti boobu. lan nga ma ciy wax ak tey ni nga gisee parti bi ndax am nga ci mbetteel wala lan nga ci am gis. non wax naa ko ci téere bi loolu tax téere bi. da ngay jàpp ne affaire kii la mais analyse la. ci sama gis-gis. wax naa ni Macky Sall dafa yegg si ñu amoon cofeel ak kóolute bu rëy ci moom nekkoon ay xarit il faut que ni que affaire yi nii. donc xaritoo woon ngeen yéen ñaar. wax naa ko ci téere bi. mais wax ma ci s'il vous plaît. non dama ni. parce que ñëpp ñoo lire livre bi s'il vous plaît. wax ma ci naa ci ñëwaat ak ñoom Aline Badara Cissé. ñoom danaa ci ñëwaat ci fànn boobu ñoom Benoît Sambou Seydou Gueye on était de vrais amis. loolu mooy parti. mais wax naa la dañ daan toog di waxtaan man moom Mor Ngom ci yu sore ak yu personnel. ah bon ah oui. yu personnel. personnel ngeen fa. oui bu ma doon révéler ay secret personnel loolu laay révéler. àgg nañu fu sori. à titre personnel. xoola ay wax naa ko plusieurs fois cofeel bu amoon suñu diggante man ak moom ak ñoom Mor Ngom eggoon na boo xam ne fu mu teew ñun bakkanam la ñuy njëkk yaa ngi wax léegi opposition bi lu tax ngay tiit déet même loolu su réflexe la woon bakkanam la ñuy gën a njëkk a préserver xalaat a préserver que suñu bos dañ koy fu ñu taxaw dañ koy aar manifestation lépp bien que amoon na sécurité moom dañ daan waxtaan yu xóot. jàpp ni loolu tax bu fekkente ne affaire poste walla yooyu ba ma njëkkee toog ak moom ba mu gàñee ci Radisson affaire poste laa koy wax moom ci wàllu boppam nee na ma Thierno pourquoi yow waxu ma ne ko loolu xam nga ni loolu boolewuñu mais parti bi luy problème bi lu indi problème bi mooy nee naa dès les premiers instants dañu jël ABC teg fële jël ñeneen ñoo xam ne bëgguma leen tudd mais public bi xamu leen. mais c'est important ñu xam leen. public bi xamu leen mais c'est important ñu xam leen ABC nga ñu ci wax ak kan. non naa wax ñeneen. mais am na ñeneen ñoo xam ne comme seen caméraman yeeg seen kii ils sont extrêmement essentiels dans un parti si seen. tout à fait dans un parti waaw. dafa am nit ñoo xam ne dañu essentiel woon ci APR. comme madame Senghor pour ne pas moom laay tudd yam foofu. assistante Macky Sall pendant près de 19 ans depuis Petrosen ñu teel leen écarté ñun ñu xam ni comme nu gars yi di wax la révolution tu sais commence par dévorer ses propres enfants ci ñun lañ jëm parce que gis nañu moom engagement yu ñu jëloon ci maa ngi koy expliquer ci
assises nationales yi ak yeneen engagement dekkal ngor gestion sobre et vertueuse nekkuñ ci woon. gis nga Macky Sall bu opposition bi dañ daan dem ba maag moom danaa ko président dañ doon président mënoo nekk président nekk chef de parti loolu ñu xalaatu ko ñu discuter ci ay heures ay yeneen détails ñu discuter ci ay heures mais bu ñu ñëwee ABC ñoom Moustapha Diakhaté ñoom Benoît Sambou ñoo nga xam ne vraiment dañu ŋànkoon parti bi di déployer ci terrain bi ñu teg leen second rôle catégoriser leen ñii ñu ne comme ABC dafa rëy dafa kii Benoît Sambou leneen pour écarter leen parce que xam nañ ñii dañuy wax lu ñu gëm te ragaluñ ko wax te dañ koy assumer loolu moo indi parti bi dévié xam nga tey jii nii bu ñuy wax ay ñenn ñu génn récemment. mais war ngeen xam ni aussi statut dafa changé. nekkatul chef de parti dafa nekk président de la République. yaa ngi may coupé fu am solo parce que gis nga analyse yi gars yi def lu bëri. dañuy juum gis nga xolu APR ñooñu la woon. ñuy wax ni les responsables de l'APR de la première heure ñu mujj génn gi nii ñooñu ñi ci gën a teel a génn ñëw juin 2011 la ñu ñëw parce que boobu xam nañu presque APR mu ngi ci waaj jël nguur gi mooy ñu mujj génn ñii am na ñoo xam ne sax après lañ ñëw ba Macky Sall jëlee nguur gi non kenn contesté wul wa mos nañu am débat bii may am ak yow mos naa ko am ak moom mais yow yaa ma bëgg dugg ci déballer ay secret après nga ne ma damay déballer secret mais loolu c'est important non de grawul parce que bëgg nga ma mais non pas du tout may wax lu ma waaw je sais mais doo wax nga ci livre bi kay loolu du tere nga wax li nga bëgg a wax yow itam monsieur le ministre débat bi ñuy am nii waaw mos nañ ko am ma ni ko il faut pas confondre respect à l'autorité et soumission aveugle à l'autorité respect à l'autorité dañ la ko jox ba ñu nekkee opposition dañuy añ toog di añ mu la kii bëgg naa la gis nga bàyyi sa añ bàyyi dem mun nga fa xaar ay heure mun nga fa jógee heure 7 heures du matin kër Thierno dama la bëgg a envoyé Mbour nga représenté ma fa yow ak diw nga sol sa yére bu gën a taaru jël sa enveloppe def ci dara pour représenter parti bi loolu doo ko nangul ko amul ci yow autorité te mënoon ngeen ci dem 10 ans 15 ans 20 ans mais boo ñëwee ci nguur da ngay jàpp ñii da ngeen amoon lu ngeen digge woon ak askan wi te ànd naw la ngeen di ànd bu amee lu changé koo xam ne da nga ko jox cër bala muy nekk président de la république bu président de la république bu ci cëru président de la république tegoo da nga ko war a gën a jox cër waay baa mu wàññeeku bu wàññeekoo rek nee nañ bu bukki yabee waxambaane ci doxin ba la waaw cël ma xaman waa kii laa waaw loolu dinaa dégg olof di ko wax bukki bu yabee waxambaane ci doxin ba la parce que am na yoo xam ne buñ ko mës naa wax gars yi ñu may seet si di waxtaan parce que yooyu bu amee ay xëccoo réeroo ci ay signeel bul signé bala total bi ci autoroute yeeg yooyu fàtte naa ban la woon boobu maa ngi infrastructure de toute façon boobu Karim Wade mu ngi Rebeuss ma ne leen xam nga ministre de la république lu koy aar du non président du la dugal ci ay kii wala yooyu dëppook charte réew mi ak yoonu réew moo koy aar ndax Karim Wade bàyyam moo ëpp samay bàyyi pexe ëpp ko ay xarit ci réew mi ëpp ko alal ëpp ko lépp kon bu mënee dem moom mu yeggoon ci autorité fi nga xam ne ñun kenn du ko wegg parce que bàyyam moo ko joxoon lu bëri ci dooleem te ñun mësuñu am autorité réellement mais li ko yóbbu kaso aussi mën na yóbbu ku nekk kaso te loolu itam mun xanaa di nga ko assumer parce que boobu yaa ngi ci pouvoir bi au moins mais bu fekkee ni moom mun na dem ku nekk xool ni war nga dem te kon booy def na nga def loo xam ne ëllëg mun nga ko layoo d'accord pas di nii dañ ma ko wax wala dañ ma ko mais xam nga ne ak CREI loo mën a def it danga mën nga dem kaso non quand même non xam nga loolu bu ma xamoon loolu du ma bind téere bi bien que nag injustice am na mais jàpp naa ne nit ku ne di nga jël un minimum de risque bu ma ragaloon loolu rek jàpp ci tëdd ne kon du ñu yëngatu kon du ñu bind téere kon dañuy toog suñu kër yaafus et ñu bëri ñu ngi toogee loolu dara fekku leen ci ñu ngi nekk de d'honnêtes citoyens wax naa ko ci téere bi d'ailleurs ñoo xam ne dañuy yor seen carte de visite
yor seen CV yu gudd. ok duñu nee ñun duñu politique bokkuñu kenn. mais bu ëllëg bu Guillaume Soro ñëwee pouvoir nga jël ànd ak moom dem def jox ko sa carte visite liggéey ak moom bu jógee foofu nga dem gisi Ouattara bu jógee foofu nga dem gisi loolu ñun man gëwuma loolu. d'accord léegi monsieur le ministre ci ay questions abordé nga ko léegi muy immigration clandestine bi gën na takarnaase nag gën na compliqué ñi ngi wax ni lu mat pas nag daanaka 500 juróomi téeméeri bakkan des na si bi ci gën a metti nga xam ni mooy benn nappkat bu nekk Mbuur jël doomam bu am 14 ans def ko ci ba 2 ans kaso nar ko ci fekk yooyu nga xam ne ñu ngi koy dund bu fekkee itam mës nañ ko dund gëw ma ko nan nga gisee loolu. waaw d'abord daf may ma dellu ci li ma la waxoon sànq. dinañ ñëw ci foo xam ne dañuy gis ni suñu état dafa am foo xam ne dafa xaw a des. xam nga bu doon réew bu organisé la damay lire Victor Hugo. muy raconter ci temps avant révolution française bi. 1700 donc et quelques 80 et quelques. inspecteur Javert ñun ñëpp lire nañ ko. bu benn waaye disparaître wala réeree dinañ ci def enquête yi ca war topp ci ay at. ba ñuy classer dossier bi bu dee Sénégal nit ñi dee nañ ci bateau war nañu ñëw enquête 1 à 1 xam ñan ñoo dee ci bateau bi xam seeni tur fu ñu dëkk enquête ku nekk ndax sax ci bateau bi dafa am ñu ñu doon xeexal ñu gaañ leen wala et cetera ñu dem ñëpp war nañ leen entendre loolu mooy police judiciaire il faut ñu reconnaître loolu aussi mooy moo koy def. non yaa loolu aussi am na ay moyens yu koy def moyens moo koy def. dama la wax 1789. 1789 boo demee xam nga lu ñu wuuteeg yeneen état yi dañ koy nangu te jéem a jàng bu fekkee lu ñëw rek ñu répondre comme noonu moyen moo koy def ak du ñu dem. waaw mais aussi il faut ñu. boo demee moyen moo koy def aussi. boo demee 1400. parce que bu dee lu xew rek lu xewee fii. boo lu xewee demee fii drame nga def enquête 1400 église boo dem France wala Angleterre wala feneen daa fa fekk registre ñu judd ñu dee lan moo na rey extra. d'accord ñun dañu organiser wul loolu te bëgguñu organiser wu. ok dañu néewal suñu état te état nangu ko. ci deuxièmement fi ngay répondre donc état war na mën a xam exactement ñaata ñoo disparaître. surtout 21e siècle la ñu nekk ak ère informatique. yor ay jumtuwaay yu doy waar. xam nga sénégalais bu ne. waroon nga am carte d'identité bu leer dañu ne biométrique. def recensement war a xam ndax sénégalais yi fan la ñu nekk ci réew mi wala bitim réew ku ci disparaître 6 mois ñu def ay avis de recherche xam ne disparaître nga. mais ni mu takkar naa seen yi wax nga dëgg musu ko am. bind naa ko ci téere bi nee naa en 2005 2006 am na yu ma ci fekkee ba ma nekkee représentant de la SECNA mais ren ji lu tax ñu takarnaase xam nga dafa am ñaari alternance gars yi wax yoonu yokkute. gars yi wax ni am nañu espoir dinañ créer nangami milliers d'emplois par an. ñu toog ba benn bàyyi du jël doomam dugal ko ci gaal yóbbu ko ci géej ak yu ñu ci dégg yëpp pour mu des fa mais dafa xam ne fii bu ko fi bàyyee. lu muy dund peut-être moo yées lool parce que da ngay gis ku am 50 ans ba dem 60 ans mosoo liggéey retraité jeune loolu laa wax ci téere bi am na ñoo xam ne seen te dañu bëri te boo xoolee situation bi ñu xool rek loolu tax dañu war a def très attention am état encore une fois ak ay prospection boo xoolee tey en 2095 on était 8 millions 700. d'accord tey on est 16 millions. mais